asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag tey dama ñëw seet si sama rak sama nawle Pape Moussa Diop borom PMC TV mbokk yi gis ngeen ko tey fan yi ma liir ci internet bi benn texte bu ñu def ci yow ma bëggoon xam lan mooy problème bi exactement ba texte boobu ñu bind ko ci yow. jërëjëf El Hadj maa ngi lay nuyu yow tamit di la remercier ci opportunité bi nga ma may ma wax. dama jékki-jékki rek gis benn texte ñu jël Pa Moussa mu dend ak Diagne Sy Mbengue ñu def Pa Moussa croix bind texte wax Pa Moussa donguru moom du wane lu baax ci Diagne Sy mais El Hadj pour man du noonu pour man ñun ñëpp ay doomu Tivaouane la man Diagne Sy Mbengue maa ko fal ginnaaw yàlla en 2014 ñu bokk bennoo defar Tivaouane ma ànd ak Moustapha Thiam mu Jalimar ci coalition bi ñu jóg si ñëw coaliser ak APR Pape Momar Gueye nekk le chargé de communication ma bokkoon ci parmi les communicateurs tey je me rappelle man Diagne Sy moo daw vers man kon awma lu ma koy waxal. lu Diagne Sy moo daw vers man mooy lan. mooy je me rappelle Ablaye Sy yàlla na ko yàlla dolli yërmande jour bi muy def meeting Kër Matar parce que APR dafa bokkoon ci coalition bi moom Ablaye Sy bi ma ko présenté ba pare ñu wax le directeur de IPRES mi ngi tudd Mamadou Diagne Sy Mbengue boobu miinante wuñu man ak moom. mu wax ma présenté ko parce que ñun nous sommes des communicateurs traditionnels ñun lu baax rek la ñuy wax ci nit bi ñu waxee lu baax ci moom te xaw ma ko mu pare gaare otom ni du ngeen ma baal woon ma Pa Moussa ñu woo ma mu ne ma jeune frère je vous félicite ma ne ko non on est ensemble mun ma est-ce que mën nañ amante contact ma jox ko sama numéro mu jox ma numéro téléphone ñuy campagne di wax lu rafet di wax lu baax ba yàlla dogal campagne yi ñu gagné ko ñu fal ko mu nekk maire kon moom moo ñëw vers man beneen bi mooy bi campagne bi jeexee comme man ak moom du moom moo ma dugaloon ci politique Jalimar sama rakku yaay la mook sama yaay ñoo bokk benn papa moo ma dugaloon ci politique Diagne Sy Mbengue woo ma personnellement ni ma Pa Moussa dama bëgg nga ñëw yoral ma sama communication ma ne ko moom man nag dama am kilifa ci politique comme dama am ndijaay buy politique bàyyi ma dem sama ndijaay waxtaan ceeg moom lu mu wax après maa ngi ñëw bi ma demee Jalimar moom tamit ma koy remercier de passage max la lan la ma wax dani ma demal nga liggéey pour Tivaouane yow communicateur nga développement Tivaouane dafa la war a ñor bi ma ñëwee waxtaan ak moom ni ko sama ndijaay franchement jox na ma feu vert ci ma ànd ak yow liggéey mais kon nag dafa am condition bu may liggéeyee moom monsieur le maire Diagne Sy Mbengue boobu ñu ngi ci hôtel de ville bi boobu demagun ci maire bi mu ni ma lan mooy condition yi ma ne ko man kenn tënku ma yow am nga bureau man sama làmmiñ mooy sama bureau ku ma fay woo ma dama koy waxal man ci loolu laay liggéey beneen bi ma ni ko beneen condition bi mooy awma lu ñaaw lu ma waxal kenn boo yoree milliard bëgg ku la waxal lu ñaaw monsieur le maire mu ma ni ko téye ko man du ma waxal kenn lu ñaaw mu ni ma non bu dee loolu la Pape am nga sama kàddu defar lu la neex ku la fay liggéeyal ko lu ñaaw moom man duma la ko waxloo ma ni ko alhamdulilah mais ñu ànd nag yàlla mooy dogal. mais d'après li ma bëgg a xam yaa ngi expliqué mais est-ce que ñi bind texte bi est-ce que Diagne Sy yëg na leen. non Diagne Sy Mbengue la pour man parce que boo demee ci biir Facebook commission bi mooy Diagne Sy ànd liggéeyal Diagne Sy Mbengue ñoom ñooñu la waa kon loolu su dee Diagne Sy Mbengue la ñuy wax ci turam man ñooñu suñ ma waxee lu ñaaw du ma leen considérer parce que ñooñu xawma leen ndax olof day wax borom caq du xuloog borom baatu neen man su may am lu may wax man Diagne Sy laay waxal parce que man ak Diagne Sy ñooy am background parce que moom mooy le maire mais man je suis un communicateur je fais partie des gens yu war a développer Tivaouane man loolu la xam nga ki nga bokkulul classe bu la waxee nga koy tontu xamoo sa bopp ñooñu du ma leen tontu parce que bokkuñu équipe seen kilifa laa bokkal équipe Mamadou Diagne Sy Mbengue parce que bu ñu taxawee di defar Tivaouane taxawaay ba mu ciy taxaw rek ca laa cay taxaw beneen bi mooy kuy defar Tivaouane fii ci Tivaouane di nga ci boole Pa Moussa Diop communicateur il faut que aussi ñu def la part des choses élage man am naa appartenance politique mooy lan man Abdoulaye Ndiaye Ngalgou la Pape Moussa Diop àndal nekk chargé de communication il faut que ñu xàmmee Pape Moussa Diop ak PMC TV ak Pape Moussa Diop bu butigu Seydil Hadji Malick ñett yu bokkul la Pape Moussa butigu Seydil Hadji Malick jaaykatu tisi la commerçant la il faut que ñu xàmmee ko Pape Moussa Diop moom mooy jëmmu Pape Moussa bi nga xam ne am na responsabilité dugal li ko neex ci jëmmam mais PMC TV moomu ma ko askan bi ñoo ko moom te loolu mu dugal ci marché bi pour man dañ ma waroon woo félicité ma ndax waa marché ba doomu Tivaouane la. ñoo ma mais est-ce que loolu nga dugal ci marché bi moo leen naqari Pape. moo parce que ci loolu la ñu sukkandiku ci loolu ñu dugal ci la ñu def commentaire yooyu ñu bëgg a wax parce que waa marché ñoo ma woo plusieurs fois Pape Moussa dañu gis ñëpp ñu ngi ñëw ci marché bi di fi def émission ndax jafe-jafe yi ñuy dund gisuñu la. woonoon ma plus de 3 mois dew ma parce que man aw ma habitude
di dem ci mbir bu ma maîtriser wul beneen mooy bi may dem dama ne leen man ñëw ma di dékk sama micro ku nekk man des responsables laay waxal ñu wax li am ci réalité ci marché bi ma demee tamit ma wane ko pour lan ñu jël ci ay leçons defal ko parce que àdduna gis nga boo demee ci RTS lu neex Macky Sall rek lañ fay wane nga dem ci Soleil lu neex Macky mais boo demee Sen TV dañuy wane yi nga xam nit ñi ñu ngi koy dund PMC TV nag moom day ñëw di wane li nit ñi di dund dëgg après nag kilifa yi ñu jël ci ay leçons dem liggéey ci élage daal man pour wax benn affaire man Diagne Sy musuma defal dara franchement gis naa ñu naan ay Pa Moussa Diagne Sy defal na ko lu ne beneen mooy Pa Moussa Diop fii la taxaw ca Pire waxal Diagne Sy man tey suba bu ma dajawaatoon ak Diagne Sy ci programme waxal ko lu baax xam nga lu tax parce que du Diagne Sy Mbengue personne moo ñu intéressé Diagne Sy Mbengue moom personne man ak moom nous sommes des frères dañuy wax téléphone ñoom ñoo xamul kilifaam dafa may woo téléphone ñu waxtaan garakat boo defee lii dina baax parce que développement Tivaouane moo ñu ñor kon ñun bu ñu dajeek moom ci milieu dañ koy waxal lu baax lañ ko xamal lu bon la ñu waxoon ca ba ñuy ànd ak moom la ñuy waxaat duñ ko waxal benn mbindeef alaay mais il faut que ñu xàmmee du Pa Moussa moo wax waa marché ñoo wax la leen métti ñoo dem gis lu palpable. loolu daal li ñu bëgg a wax mooy sa diggante ak Diagne Sy Mbengue lu ñaaw amu ci. amul benn amu ci. alaaji du ma la nëbb dara dama lay wax benn affaire yàggul dara monsieur le maire xëy na woo ma téléphone Pape ñu waxtaane benn mbir moo xam ni moom njabootam yii di wax duñ ko xam. man duma leen ko wax Diagne Sy du leen ko wax ñu waxtaan d'une manière lu positif lu baax lu am solo pour Tivaouane kon alaaji pour man Diagne Sy suma frère la mën naa farak Ablaye Ndiaye nga ko terewul Diagne Sy sama frère la comme ni ko Abdou Ndéné Sall nekkee comme ni Seynabou Gaye Touré nekkee sama sœur jabaru Abdou Ndéné Sall événement bu xew mu envoyé ma xaalis te billaahi benn yoon laa ko mos a gis kon yooyu il faut que nit ñi ñuy sóoraale ni Tivaouane ñoo ko bokk ñoo ko moom ñun ay organe de presse daan gis nga ni ñu sollicité PMC TV mu dem def reportage ci marché ba noonu la ñu mën a demee sollicité Ndox TV mu def ko noonu lañ ko mën a defee KS TV noonu lañ ko mën a defee kaddu askan bi noonu lañ ko mën a def tant d'autres de organes de presse il faut que ñu xam organe de presse du Pa Moussa organe de presse la day wane ni muy wanee lu baax noonu lay wanee lu rafetul noonu lay wanee lu bon noonu lay wanee lu baax alaaji il faut que ñu comprendre benn affaire Pape Moussa Diop ak PMC TV yàlla ak yàlla la gis nga commentaire yi gisoo ci benn bu ma ci tontu de parce que du man la ñuy waxal PMC TV benn antenne la moo TFM ëppale wu ko dara li muy wane rek lay wane kon ñoom PMC TV du leen tontu ndax boobu benn structure bu taxaw la te structure du tontu day wane. Pape Moussa Diop nag ku ko waxal moom nii lay waxee leeral waxaat rek encore une fois ñi ngi waxaat nañu dal nañu xam ni ñoo bokk Tivaouane bu lépp jeexee développement Tivaouane rek moo ñu jot. seen kilifa bi tabaski dañoo déggante ma ne ko yàlla na yàlla defal ndam ci Tivaouane parce que xam nga alaaji foo gis am na tàmbali am na fa muy yem gis nga fi nga tàmbalee ba fi nga yem boo fi amee réussite rek dugg nga ci anaalu Tivaouane. tey ku wax Moustapha Niasse Diagne Sy ba àdduna di tukki ku waxati maire Tivaouane di nga ko ci boole mais aussi pourquoi ay nitam ku ñëw rek waane lu négatif rek ñu ñëw tal sa kaw da ngaa bañ maire bi da ngaa kii fii kenn bañul kenn ñun bañuñu kenn lu rafet la ñuy wax lu baax la ñuy wax PMC TV nag télé boo xam ne alaaji wax dëgg yàlla kenn moomu ko Ablaye Ndiaye Ngalgo bu defee lu mu war a def dañ koy wane PMC TV comme keneen ak keneen ñun day yenn saa yi ñu wane ko ba ngeen nit ñi ñu jékki-jékki ne ñu yéen ni Macky Sall ngeen àndal te PMC TV chaque jour mu dóor Macky Sall xeer PMC TV kenn moomu ko Pa Moussa ko ubbi mais kenn moomu ko. PMC TV kenn moomu ko Alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV leeral yooyu leen doon indi pour wane ni Tivaouane benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar comme gis nañ loolu génn ci internet bi te vraiment Pape Moussa Diop mënu ko dem di ko tontu ci biir PMC sollicité ñu Ndokh TV ñu ñëw pour waxtaan ak moom parce que am na ci droit ni ñeneen amee droit ci wooñu pour waxtaan ak moom noonu la amee droit ci wooñu ñu ñëwoon rek pour leeral Tivaouane wax leen ni leen benn bopp lan kenn mënu koo xar ñaar duñ fi jéem a fakastal kenn duñ fi jéem a waxal kenn lu ñaaw bu ñu suñoon Tivaouane am ndam Alxaaji Mbengue Diop Elaj bala ngaa tëj rek am na ci loo xam ne gis naa kenn ku def benn commentaire mu ni kañ la ñuy wax ci lampadaire yi man Alaaji man professionnel la man du bokkuma ci bruit man lu may def dama koy def ci li mu jotee lampadaire yi lu baax la pour Tivaouane mais man du ma wax lu sotteegul damay bàyyi bañ samp ba pare ñu def liggéey loolu lu baax la mais kuy liggéey ne ci waar pareegul mais da nga koy bàyyi ba mu pare nga def ci liggéey mais il faut que ñu bañ a jël sareet yi teg leen ci kanamu fas yi il faut que fas mooy jiitu sareet loolu nañu def ndànk yëpp la ñuy wane mais aussi nañu xam benn affaire ñun organe de presse lañu yor yoo xam ni ku ñu woowul
du ñu dem ci yow bari xar du ñu tax a ngénte doom ju ñu jurul fooraay bi biñ koy ubbi woowuñu ci PMC moo tax kenn gisu ci PMC man lu ma invité wul du ma ci ñëw yu bari yoo xam ni le maire mi ngi koy def dañoo seetlu temps yi lu maire li muy def duñu ci woo ñun tamit duñu ci dem c'est très simple ñun buñ ko wooyee day ñëw mais buñ ko woowul du ñëw PMC ku ko invité wul du ñëw ñun organe de presse lañ yor privé lañu kenn fayuñu weer ñooy dox ci développement Tivaouane ku ñu invité ak foo mën a ne ci Tivaouane ak développement Tivaouane dañuy teew mais ku ñu woowul ak koo mën a doon bu yeboo nga nekk xolam milliardaire ci àdduna bi ki ci ëppale alal mais soo ñu woowul sa yëf wax dëgg yàlla duñ ci ñëw ndax ay xale lañu mais ñàkk ñu fayda daal. jërë ngeen jëf mbokk yi Alxaaji Mbégue Diop ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf.